te ñàkk nag bokk na ci programme bi ñu leen di proposer tous les matins pour vous sensibiliser. Tous les chroniqueurs seen ay biir kër en mode de télétravail on va retrouver chez elle Thioro Mbar Ndiaye ngir moom it comme tous les matins sujet yu muy tànn méngoo ak xeex bi nga xamante ni Sénégal a ngi koy xeex li nga xamante ni moo di coronavirus bi Thioro Mbar Ndiaye ñu ngi lay nuyu yaa ngi sa kër actuellement merci d'être resté chez toi couvre-feu ou pas am na heure yoo xamante ni ku ci mën a liggéey sa kër li gën mooy nga toog sa kër liggéey ko fa mooy li ngeen di def depuis déjà quelques jours sénégalais yi ak couvre-feu bi sànq dégg nga porte-parole bu police nationale moom nee na 95% wu sénégalais yi respecté nañu dogal yi nga xamante ni gouvernement bi jël na ko waaye démb ci guddi ba tey ñu ngi partagé ay images yoo xamante ni rafetul ci gis-gis daanaka violence policière la ñu ko mën a tuddee ñii rafetlu ko ñi ci des di ko ñaawlu ban regard ak lan nga ciy commenté lu téléspectateurs yi mën a comprendre ci couvre-feu boobu la Thioro Mbar Ndiaye. Bonjour Baye Cheikh yow tamit ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax ci yow itamit xëy bi ngay xëy ñëw toog foofu ngir ñun ñu mën a toog ci sunu ay kër je pense que responsabilité weesootul loolu donc ñu ngi la ciy gërëm bu baax di wax ni li nga wax man sànq bi ma déggee monsieur Ndiassé muy wax ni 95% respecté nañu li nga xamante ni moom mooy consigne yi ñu joxe woon dama ne alors lu tax dóore yi amoon maintenant peut-être duñu attardé wu torop ci li nga xamante ni moom mooy yenn actes yu ñu gis naam rafetlu wuñu ko comme ni nga ko waxee sànq mais dañuy yokkaat rek ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sénégalais yi ñu wéy ci respecter yenn ci ay consignes couvre-feu la ñu wax donc bu 20h jotee encore une fois avant 20h ku ko mën na nga dem nga fatu ji parce que pour man loolu mooy seen jàmm loolu mooy jàmmu takk der yi nga xamante ne itamit ñoom ñoo nekk ci mbedd mi mais loolu mooy jàmm ñëpp parce que dañu nekk ci xeex li nga xamante ne moom moo di coronavirus te ni ma koy waxee c'est une question d'intérêt national donc ku nekk dañ ci war a bay sa waar ci li nga xamante ne moom moo di xeex bi bàyyi leneen lu ñuy ñaawlu mooy anam bi nga xamante ni noonu la ñu gisee ku nekk taxaw ci sa balcon xëj na di filmer ngir am loo nettali donc loolu itamit xëj na war na mën a ñàkk anam bi nga xamante ne noonu la ñuy partager yenn ci ay vidéo Alaaji Baye ba tey bu ñu desee ki nga xamante ne moom moo di couvre-feu il faut qu'on rappelle aux gens que couvre-feu mooy ak yelleef bu ñu ko mënee waxee noonu dañ koy daal di restreindre c'est-à-dire dañuy wàññi lu bëri loo xamante ne yow yaa ko moomal sa bopp ci wàllu liberté ngir mën a jàmmarloo ak xeex bi nga xamante ni moom la ñu nekkee muy coronavirus am na ci xale yoo xam am na image buy jàll c'est vrai que man personnellement rafetlu ma benn yoon violence bi parce que moi je pense que avant ngay dooree sensibiliser surtout que pour un premier jour ci sama xalaat bu gàtta après sama xalaat mun na bañ a nekk lu dagan ou pas pour un premier jour baaxoon na ku ñu fekk ci mbedd bi respecté wuloo ñu ne la bu ëllëgee bu ñu la fi fekkee dinañ la dóor mbaa ñu ramasse la te xam nga comme on dit ci ñun ragal nañu ku ñu xëbal image yi ngay gis démb dafa dagg sama xol parce que à un moment donné xale yi dañoo taxaw ci mbedd bi di kokkali alkaati yi naan ragalu ñu policier reetaan naa ci mais sama xol bi def cee metti après je me suis dit ñii tamit neexu ñoo défendre Thioro nekku ñoo défendre Pape Cheikh mais li am solo ñu waxaat ko mooy li nga xamante ne moom moo di couvre-feu bii dafa am lenn loo xamante ne sa àq ak sa yelleef moomatoo ko donc de grâce que les gens restent chez eux tey ñu ngi nii toll ci 99 cas 9 yu nga xamante ne wér nañ ak 90 yoo xamante ne ba tey ñu ngi sous traitement Pape foog sénégalais yi conscient que bu ñu rombee baaru 100 malades dinañu am problème torop pour jël leen en charge donc de grâce na ku nekk toog mais comme ni nga ko waxee ginnaaw ba 95% respecté nañu consigne bi jàpp naa ni man ci sama xel mu gàtt démb premier jour la woon jour sensibilisation la waroon doon par contre gis nañ alkaati yoo xamante ne ils ont préféré sensibiliser bu ñu ko tontoo mag mayee dinañu xool vidéo boobu nga xamante ni le gars il a tenu à rappeler à la personne bi mu doon waxal que dañu décréter couvre-feu et que 20h
nit yi dañu war a dugg donc ça c'est de la pédagogie parce que quand même il faut que ñun nangu ni que ñun dañu nekk ci population ci askan wi nga xamante ne xëy na nit ñi baaxoowuñu situation yi malheureusement Pape Cheikh ñu bëri ci xale yi nga gis démb ci mbedd mi xëy na couvre-feu bi mujjee am ci Sénégal fekkee wuñ ko amaana maak ñoo ma yem wala buñ ko fekkee ay bébé la ñu woon donc tey kilifa yi nga xam nga yow génnoo ci mbedd mi démb kilifa yi nga xamante ne xam nañ man fekkee naa couvre-feu wu événement naari fekkee na ma Oufoué donc xam naa li ci couvre-feu waxi alkaati waaw la sant dama bëgg rek tonton mag wan ñu vidéo boobu nga xamante ni am na benn alkaati boo xam ne lui il a préféré sensibiliser davantage les gens comme ça après ñu mën a xëj na yeggali pour tëj waxtaan bi. Allez on regarde. wax Macky Sall def président def discours. kon dem leen ngeen toog seen kër yi jàpp ci te yàlla tax. incha allah ma ne kii wuyu ma. waaw sama copain bi mën naa ko déposé no fan. boo koy déposé mu ngi dëkk comme dafa guddi man maa ngi yor oto. waaw déposé ko après nga fekk yaa ngi oto déposé ko après nga dem tëddi. ngeen toog seen kër yi ak seen doom yi ngeen wax leen ko. incha allah ok. voilà lii tamit je pense que c'est une bonne stratégie am na ay sénégalais yoo xamante ni dëgëruñu bopp boo waxee ak ñoom dinañu respecter consigne ak dogal bu buur jël am na ci ñu dëgërul bopp. am na ci ñu dëgër bopp Pape neex na mais ñoo li ma waxal wax rek mooy man dama jàpp ne ñi ci bëri sax xëj na inconscience moom moo leen yóbbaale ci li ñu nekkee naam yenn saa yi itamit indiscipline am na ci Pape parce que il faut quand même ñu comprendre que lii nii suñu xeex la ñun ñëpp mais xëj na bu ñu nangoo wala ñu toléré dóor yi nga xamante ne moom la ñuy dóor xale yi boobu ak démb ci guddi bu continuer à tout moment jéye mën na am ñaan ñu ko yàlla bavure policière on en a tellement parlé ba nga xamante ne ñaanatuñu yàlla quand même ñu àggaat foofu noonu te ñun au jour d'aujourd'hui dañu nekk ci combat bu nga xamante ne xeexu ñëpp la pour man waruñu ñu distraire en fait te distraction dina ci bokk vidéo yi nga xamante ne moom la ñuy filmer di ko publier un peu partout donc pour ça dañuy woowaat ñëpp ci sens responsabilité ak retenue il faut que xale yi ñu xam ni couvre-feu la tudd lu waay di dox ba 19 heures jot nga dem nga tëddi nga xaw ma nga tëddi mais au moins nga dem toog sa biir kër parents yi itamit ils ont leur rôle à jouer nañu jouer seen partition woo xale yi ak ndaw ñi ci li nga xamante ni moom moo di conscience ñu toog parce que tey Pape Cheikh virus bi doxul ñun ñooy dox donc toog moo ñu mën a bokk ci li nga xamante ne moom moo ñuy sàmm yow tey boo dajalee li nga xamante ni moom moo di 700 et quelques millions bëgg a àgg ci milliards ministère de la santé génnee ay koppar état bu Sénégal joxe lu ëpp juróom fukki milliards ministère des sports ak ñi ñu àndal joxe li ñu joxe ci ay koppar comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee sànq te tooguñu sensibiliser wuñu suñu bopp yaraatuñu suñu bopp Pape Cheikh moom ak zéro quand même ñoo yem donc pour ça de grâce na ci ku nekk dugal sa loxo nañu toog li ñuy dox 7 heures du matin ba 19 heures bu sottiwul nañu ñaan yàlla suba mu sotti te ñu dem toog suñu biir ay kër bu fi policier dooree nit gaañ ko itamit dañuy distraire ñu génn ci xeex bi nga xamante ne moom moo di xeex coronavirus bi xëj na mënuñu jàpp ñëpp parce que rassemblement la ñuy bañ xëj na sanction yi itamit li nga xamante ne loi prévoir na ko muy sanctionner leen ci koppar wala tëj leen prison tëj bi moom du solution parce que ñun déjà suñu ay prison amaana amatul sax place donc na ci ñëpp jàpp démb c'était le premier jour on continue encore ci sensibilisation bi vu que 95% respecté nañu ko ci cadre bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa police 5% bi je pense que war nañ leen mën a gérer ba ñu respecté li nga xamante ne moom moo di consigne yi ku nekk ànd ci parce que kilifa yi ñu ngi jël ay ndogal xam nga tey bu ñu demee ba jëwriñ gi ñu denk wàllu transport jël ay ndogal ci tere bus yi nit ñi mu fees bu dee 42 places nga 21 places ngay jël ñu tere ay déplacement interurbain ak yu mel noonu bu ku nekk ci kilifa yi itamit defee cëram ñun askan wi ñun les citoyens lambda itamit dañuy def suñu cër ngir ñu bañ a exposer kenn parce que ku ci feebar tey sa famille ngay njëkk a exposer encore une fois bu ñu dépassé baaru 100 malades yi franchement on aura du mal à gérer li nga xamante ne moom moo di feebar bi dañuy gën a exposer corps médical bi nga xamante ni jàpp naa ni boobu ak léegi ñoom ñoo gën a sonn ci feebar bi la di coronavirus. merci d'être resté chez toi Thioro Mbar Ndiaye nuyul ma papa ak Liliane maa ngi koy fóon et c'est dommage que gëj ngaa ndekkee ndoog ñoom donc actuellement yaa ngi leen di xaw a ray ci ndekk bi lu Liliane war a lekk rek jeexal nga ko.
Liliane mayu ma dara fi ne daf may siis ci kër gi nag tàmmul di ma gis. mais reste chez toi bu ñu la soxlaa dinañ la woo merci Thioro Mbar Ndiaye. Inch'Allah merci Baye. Très pertinent sujet yi nga xamante ni moo ngi koy développé tous les matins ci Yeewu Leen bi je rappelle que chroniqueurs yëpp ils sont restés chez eux je rappelle que depuis que crise bi tàmbali télévision Futur Média dafay initier li tubaab bi tuddee télétravail